Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le voyez, je suis en compagnie de Babacar Ndiaye, qui est un immigré qui vient fraîchement de l'Italie, qui évolue dans la construction, dans l'urbanisation, construction de routes. J'ai l'honneur de l'accueillir aujourd'hui sur mon plateau dans l'entretien exclusif, où il va nous parler un peu de son parcours professionnel, du travail qu'il a eu à abattre au niveau de l'Italie jusqu'ici au Sénégal, des activités qu'il est en train de mener ici au Sénégal et son parcours professionnel. Il va aussi nous parler de ses projets qu'il voudrait dérouler ici au Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñëpp di leen sant bu baax a baax. Yo ñu bàyyi la nga wax ñu kan mooy Babacar Ndiaye, wax ñu ci lan ngay liggéey ak ce parcours. waaw Babacar moom benn jeune sénégalais la rek boo xamante ni vie am yëpp presque daf koo liggéey bi nag mooy à l'âge de 13 ans laa bàyyi jàng bi ma bàyyee jàng ci laa ñëw Dakar bi ma fi ñëwee def naa fi plomberie 2 ans liggéey maçon 3 ans après ci laa dem C2 di liggéey C2 def naa fa 10 ans bi ma jógee C2 ci laa dem Italie en 2002 yàlla def bi ma demee foofu en 2002 2003 ci laa am liggéey bi may liggéey foofu nag muy nekk ci liggéeyu tali liggéeyu canalisation goudron ak yeneen yàlla def nag wax dëgg yàlla ak yonent bi durant bi nga xamante ni def nañ ko ci biir tubaab bi muy 18 ans yi nga xamante ni def naa ko ci seen biir damay wax ni même bu fekkente ni awma alal foofu sax am naa fa xam-xam boo xamante ni bari na lool macha allah moo tax nag ñu gis Sénégal ak situation yi nga xamante ni dafiy nekk problème yi nga xam ne dañ koy jàkkoonteel bu nawet ñëwee dëkk bi day jaxasoo tali yi di yàqu ndox mi di taan population bi nit ñi sonn lool ba jaaxal ñu ñi seetaan vidéo yi ma ni Babacar à l'âge de 48 ans ak xam-xam bi nga xamante ni tubaab yi def nañ ko ci man te mu wér ma ni war naa ko mën a yóbbu fi nga xamante ni foofu laa juddoo fa laa yeroo fi laa màggee ndax ñoom dañ ma koy wax sax dañaan ma Babacar yow lan ngay def ci suñu dëkk bi ak xam-xam bi nga xam ne dafa nekk ci ñun nag dañoo pare pour situation yi nga xamante ni Sénégal dañ koy dund ci liggéey yi ñuy liggéey nga xamante ni dañuy jëli ay nit ñuy ñëw di ko defar te defar biñ koy defar demewul ni mu war a demee muy ci marchepied yi canalisation yi regard yi ñuy defar yépp ñuy gis ni daal yépp ay problème rek lay doon luñ ci defar dañ koy defaraat luñ ci defar rek dañ koy defaraat ñun nag yàlla dafa ñëw dimbali que dañoo am xam-xam boo xamante ni dañ koo bëgg a indi fii ñu dëkk liggéey ci loolu daal mooy li nga xam ne ñun loolu la ñu bëgg ndax xam-xam bi nekk na fi ba doy ndax ñun tubaab yi fonk nañu fonk goo xamante ni xam-xam bi nekk ci ñun moom moo tax daal wax dëgg yàlla ñu bëggoon lii nii autorités yi jot ci xam ni Europe am na ay sénégalais yoo xamante ni yu mel ni man ñu ngi foofu yor xam-xam boo xamante ni du jeex te ñu ngi foofu ñu jéem leen a xool nañ leen di recruter indi leen fii Sénégal il est que ñuy dem jëli tubaab yi ñuy ñëw fii di liggéey li ñuy liggéey du baax da ngay gis tali yi bu ñu defar goudron bi jotee
te goudron yi dafa am épaisseur yu ñu ko war a def épaisseur yooyu duñ ko ci def bu tawee ñaari yoon ñetti yoon ndox mi yàq tali nit ñi di sonn di dugg ci kër yi et cetera et cetera ñun daal ñu nekk sénégalais dem ba toll ci âge bi gis ni daal war nañu mën a retourner waat Sénégal pour ñëw fi liggéey Sénégal ndax Sénégal li fi yàqu bari na liñ fi war a defar bari na ci mbirum urbanisation waxuma dara mais ci biir dëkk yi boo demee Géejawaay wala nga dem ay Médina wala nga dem foo dem daal mais da ngay gis ni daal vraiment fii li fi des dafa bëri mais problème yooyu yépp nag mën nañ koo régler ba problème yooyu dootul am man moom xam naa ni pare naa te li may wax xam-xam la boo xam ni dafa nekk ci man te fuñ ma fekk rek man pare naa pour dem ci loolu. mais naka nga yaakaaree ni problème yooyu noonu fii ci Sénégal mën nañ ko régler. waaw problème yi mën nañ koo régler parce que dañ koo mën a régler. waaw li ñuy wax ni rek problème bu nekk rek mën nañ koo régler. te dañ ko nan ngeen di def. nan la ñuy def pour régler ko. ni ñuy def pour régler ko mooy jéem a contacter ku mel ni man ndax man moom dama pare. te li nga xam ni moo nekk fii te tubaab yi def ko ci man loolu laay wax tubaab yi am nañ loo xam ne def nañ ko ci man ba ñoom seen biir dem nañ ba xam ne am na loo xam ne def nañ ko ci man moo tax ma xam ni problème yi mën nañ koo régler te bis bu ñu demee ba nga xamante ni ñoom ñi nga xam ni ñoo yor réew mi ñoom la ñu jox réew mi woo nañ ñu toog dinañ leen wax problème yi nan la ñuy def pour régler problème yi mais problème yi moom mën nañ ko régler muy canal yi marchepied yi rond-point yi nga xam ne dañ koy liggéey ay liggéey yoo xamante ni liggéey yu kenn xamul léeg-léeg damay romb ngay defar rond-point lu toll ni rond-point nga koy defar nga ñëw defar goudron bi ba pare te monteegoo rond-point bi loolu boo koy wax ci tubaab bi dañ naan lan existé wul goudron du dara goudron mooy dernière chose ci tali dafa am loo xam ne moo jiitu mooy résistance bi nga xamante ni moom la tali bi war a am ba ngay teg goudron mooy tax goudron yi ñuy teg bu résistance bi amul bu dayee ba mu yàgg da ngay gis muy def nii day dox ñun nag ci matière boobu nga xam ni mooy résistement bi tali bi muy am ñun am na tali yoo xamante ni buñ ci tollee tubaab yi dañ naan noo Babacar rek la mooy ñëw bu ñuy def provo piastre yi nga xam ne moom la ñuy def dañ naan noo foog sa waay moom mooy ñëw bu ma ñëwee ak ci sama xam-xam bu compacteur bi jàllee rek avant ñuy waxi goudron bay préparer bu jàllee kase rek mën naa la fii mën nañ fee def goudron wala mënuñu fee def goudron ndax dafa am résistance boobu te résistance boobu fii duñ ko respecté fii duñ ko respecté parce que li lay wan leen duñ ko respecté rek mooy tali yi ndax dañ lay wax ni la bu fekkente ni tali bi oto bi fiy jaar dafa war a yeb 30 tonnes suufu terrain boobu noonu war naa mën a résister 60 tonnes avant goudron bi di ñëw parce que goudron day ñuulal rek pour permettre mu dem waxatuma loolu sax moo gën a ndaw mais pour problème mu canalisation ndox yi nga xamante ni bu tawee ndox yi di am problème taataa yooyu nga xam ne mooy mais loolu dañ ko mën a dindi ba mu set waaw dañ ko mën a dindi ba mu jeex tak. léegi bëggoon naa nga ñëw tuuti ci ni nga gisee différence tali yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal ak yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci Europe d'après yow tali yi nekk fii ni Sénégal lan lañ war a gën a améliorer wala ñoom lan lañ manqué. waaw liggéeyu maanaam bu ñu ñëwee Europe maanaam tali Europe système bi nga xamante ni tubaab yi moom la ñuy liggéeyee ñun système boobu boo gisee mooy gën a hésité sax système boobu ñun esqué guñu foofu parce que tali li nga xam ni moom moo war a njëkkee maanaam ñun duñ ko def muy canalisation bi te canalisation bi dafa am système de travail boo xam ni boo ko defee mën na xëy ñetti fan di ko taw bu taxawee ndox du taxaw foofu ndax nga ñëw jël sa goudron rek teg dem mais loolu vraiment du liggéey tubaab yi nag ñoom dañoo pare
ndaxte ñoom lépp lu ñuy def rek dafa am noo xamante ni moom noonu la ñuy commencé. dañuy ñëw li ñu njëkk a def mooy canalisation bi dugal tubage tuyau yi loolu nga xam ni ñun ay spécialiste lañu mooy tuyau yi nga xam ne dañ koy dugal monter ko monter regard côté yi latéral yi def remboulement bi compacté ko ba am résistance bi nga xamante ni moom la ñu soxla lépp ak ay niveau nag. ñun loolu mooy suñu problème te fii Sénégal war na mën a am ay bassin yoo xamante ni ndox mu mënti taw fa lay nekk. mu ñuy nekk ci yenn situation yi ñi utiliser ndox moomu muy ci wàllu baykat yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais ñëw rek fàq rek defar say marchepied defar sa gadron non loolu foog nga defaraat mais mën nañ koo defar benn yoon boo xam ni kenn du ko defar man laa wax man Babacar man de wér na ma ni man liggéey boo xamante ni jaar na ci man fii Sénégal ci mbirum tali man Babacar foofu moom xawma fan la ñuy waxati mais benn dina leen indil système boo xamante ni amul fii Sénégal mooy si système marchepied yi fii lu courant yi jaar ci kaw loolu amatul te loolu lépp dañ koy dindi fii li ci suuf la war a jaar poto lampe yi ci dañ koy defar ci marchepied yi lañ koy liggéeyee mu nekk ci biir. mais loolu est-ce que am na sécurité bu jaaree ci suuf. non am na sécurité bu doy sax pour jàll ci suuf. nga yaakaar ne loolu mu nekk ci suuf moo gën a wóor que poto lampe yi nii yi nga xamante ne moom la système Sénégal daal. waaw non moo gën foofu. parce que dafa am ay tuyaux yoo xamante ni ci la moom ngay gas dugal ko ba pare fil bi day ñëw après jaar ci biir tuyau boobu. donc day nekk tuyau yoo xamante ne c'est adapté pour ça. waaw dafa am ay tuyaux yoo xam ne spécial parce que fan yi li ci ginnaaw dama jaar Médina ma fekk gars yi nekk ci di defar foofu di dugal foofu ay tuyaux. mais tuyaux yi ma gis ñu koy dugal ci suuf bi ma ñëwee waa ji ne ma courant lañ ciy jaarale non dama ne ko non lii dama ne mais man ñun suñu autorités yi fan la ñu nekk mais tuyaux yi lii du tuyau boo xamante ni courant moo ci jaar dafa am ay tuyaux spécial pour courant. mais yow booy wax ni que dafa am loo xamante ni moom moo jiitu balaa goudron yeeg yooyu noonu mais est-ce que yaakaar ngeen ne Sénégal attan na ko wala est-ce que Sénégal am na moyens yi nga xamante ne moom la ñu war a teg pour ñu mën a def construction yooyu noonu. non antal nañ ko mën nañ ko. mais ci naka. mooy fii usine ciment yi mu ngi fi te ciment boo ko amee béton mu ngi fi. te am na matériel boo xamante ni ñun fii ñu ngi koy jël di ko sànni mais loolu remboulement la pour tali am résistance mais gravaay amul matériel bu ko gën pour defar remboulement tali. tuyaux yi ay tuyaux la tuyaux yi da ngay fii dafay am mais bu amul fii day am Europe moom la ñuy wax corrugato ay tuyaux la yoo xamante ni loolu dimension boo bëgg am na ci mais tuyaux yooyu mooy jaar ci suuf mais Europe fil ci kaw amatul. mais lépp ci suuf la jaar mais lu mën a nekk la mais da nga koy dugal ci suuf kuule ko mais liggéey bi jaar yoon tubaab yi liggéey fii mais loolu xam nañ am na mais fii seulement ni nga xamante ni moom la ñuy système bi ñuy liggéeyee mais moo tax muy am problème foog mu am problème foog liggéey yi di am problème mënuñoo liggéey te duñu liggéeyaat. mais dina xaw a doy waar trop ñoom bu ñu nekkee ci seen dëkk def liggéey boo xamante ne bu jaar yoon lay nekk alors or que bu ñu ñëwee fii Sénégal nga ni moyen yaa ngi fii te duñ def la même chose lan moo waral. waaw parce que ci côté boobu li ma ciy wax mooy ñi nga xamante ni ñooy responsable yi nga xamante ni ñoo yor liggéey yi nga xam ne tey jii. yow dañ la indi pour ngay contrôler liggéey man Babacar man sama paaru bopp bu fekk waxuma liggéey bi may liggéey mais man ñu teg ma comme responsable rek di xool ñoom li ñuy liggéey rek mais kon société yu bari dama leen di dàq kon société yu bari yoo xam dañ leen indi fii ñu liggéey fii dama leen di dàq ndax man am na yenn liggéey yoo xam ni non du ma nangu nga koy liggéey parce que damay xam ni du liggéey bu baax boo ko liggéeyee tey bu subaa nga liggéeyaat ko man marchepied mais marchepied dama ciy xëy di ci monter 250 mètres 250 mètres dama ko ci doon xëy di ko monter guddaay poto lampe yi dama ko daan defar am fabriqué
marchepied dafa am mesure mais ñun dafa am ay normes yoo xamante ni respecté wuñ ko te duñ ko def. mooy marchepied dafa am mesure. marchepied dafa war a nekk 1,50 m mais fii da nga gis ay marchepied ay 1 mètre mais loolu existé wul mais dañu war a sóoraale ñu yor ay pousse-pousse di dox poto lampe yi dañ koy def ci digg marché bi loolu amul. poto lampe yi ñun dañ leen di defal fabriqué ñu nekk 1 mètre ci suuf nga xam ni poto bi ñëwee da nga koy dugal ci biir poto lampe bi day am regard à part gëntigul ak marchepied bi dara te marchepied fii ay 50 centimètres la ñuy def brique kii bi te ay marché yoom ay 1 mètre la mais dañ ciy liggéey ay liggéey yoo xamante ni oto bu jaar ci kaw sax fa mu taxaw du fa jóge mais lan moo tax loolu mënuñu koo liggéey te lu ñu liggéey dañ koy liggéeyaat man fu ma fi gis ñu liggéey boo fa ñëwaatee fekk ñu nekkaat fa di liggéey. waaw doodaan moom maanaam ñoom système manière bi ñu koy defaree maanaam yépp nekkul benn parce que doodaan moom ñoom nu leen neex lañ koy defale mais doodaan dafa am point yuñ ko war a def ak point yoo xamante ni waruñu ko faa def. parce que fii Sénégal ñoom bi ñuy defar doodaan dañ doon wax ni que c'est pour limiter nombre d'accidents yi la ak oto yi bu ñuy daw ba benn allure bu ñu demee ba yegg si doodaan dañoo war a wàññi mais depuis bi ñu defee doodaan yi ci lañ constaté que si la accident yi sax di gën a yokk. waaw parce que loolu li koy waral mooy doodaan boo ko defaree da nga ko war a liminiser. mais am na doodaan yoo xam ne dañ koy defar. nga ñëw ba est-ce que xam ne fii doodaan moo fi nekk lan moo ko waral. visibilité bi nga xam ne war nga koo am avant ngay est-ce que ci doodaan bi doo ko am. te doodaan bu la neexee mën nga koo bañ a defar sax gadron. mais doodaan am na ay doodaan yoo xam ne plastique la da ngay ñëw ci tali bi nga monter ko foofu. mu am limonisé booy nelaw sax boo ñëwee ba jub ko bu tàkkee sa kanam sax nga xam ni fii doodaan moo fi nekk. tey boo xëyoon di doxantu ci tali Dakar yi wala sax nga jéggi sax Dakar dem ci région yi lan nga yaakaar ne la ñu war a améliorer wala lan nga yaakaar ne la ñu war a defaraat concrètement. waaw li nga man moom ci li nga xamante ni moom laa gis fan yi nga xamante ni maa ngi génn di dox mooy suuf si ci kaw tali bi mais lu doy waar nag loo xam ne man mënuma koo nangu mooy suuf si nga xam ne dama koy gis ci tali bi ba da ngay dem a dem ba suuf si day dem a dem ba day sax suul regard yi nga xam ne moo war a yóbbu ndox mi mais loolu li koy waral mooy mais tali dafa am niveau bu fekkente ni suuf si niveau bii la nekk mais tali bi war nga koo mën a yëkkati ba mu sut suuf si parce que suuf si loolu moo tax suuf si di yëg ci kaw tali bi te suuf day lekk tali day lekk gadaraw te yooyu noonu mais mën nañ koo defar ba nga xamante ni mais loolu lépp dootul am. waxtaan bi neex na loolu mais bëgg nañ nga ñëw tuuti ci li nga xamante ni moom moo la indi fii tey Sénégal en tant que ndaw boo xamante ni dem na Europe liggéey fa lu yàgg jàng fa lu bëri lan moo la indi tey ba lan moo la motiver sax laay mën a wax ba nga ñibbisiwaat sa dëkk. waaw man pour le moment. ñibbisee guma sama dëkk ndaxte dama yor contrat jàmbur yor liggéey di liggéey mais man li nga xamante ni man loolu laa bëgg mooy ñibbisi mais ñibbisi ci lépp rek ay conditions xam-xam bi nekk na fi maanaam jox gi nga xamante ni moom laa koy jox tubaab yi bu ma sañoon ma indi ko fii ma dëkk nekk fi liggéey ko fi defal leen fi loo xamante ni man wér na ma ni duñu fi indi benn entrepreneur bu leen ko fi mën a defal. Thierno yow mi nga xamante ni yow yaay chargé de communication bu Babacar Ndiaye ñu bàyyi la nga nuyoog internautes yi nga. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi. mooy sant sama ñaari waajur di leen ñaanal ñu yàgg fi te wér bu loolu weesoo nag ma koy njëkkee ci journal en ligne len.net bi nga xamante ni dafay nekk ngir askanu Sénégal te mësta tàyyi mësta découragé lu dul fu mu gis jeune boo xamante ni dafa jug pour jariñ réewam mu ñëw fexe nu mu ko tegee ci kanamu askan bi pour ñu jariñoo ko ndax ëllëg Sénégal mën a jëm ca kanam.
jërëjëf Thierno nga wax ñu tuuti kan mooy Babacar ak lan nga ñu mën a wax ci wàllu liggéeyam. waaw Babacar benn jeune ambitieux la boo xamante ni yàlla dafa dogaloon mu nekkoon fii ci Sénégal di def liggéey boo xamante ni ci bâtiment la ak ci côté routier infrastructure routier. benn instant bi mu bàyyi ko Sénégal dem Europe Italie nekk ci benn société italien boo xamante ni wax dëgg yàlla mi ngi leen fay servir loo xamante ni ñu ngi koy jariñoo ci seen réew. ma ci doon waxtaan ak moom comme que maay chargé de communication ni ko pourquoi pas xalaat bi ak talent bi ak gëm-gëm bi nga am ci liggéey di ko jariñ doomu réewu jàmbur pourquoi pas nga ñibbi si Sénégal. ndax olof dafa am lu mu wax képp kuy wàlliyaan sa dëkk dafa tëggul te nit la koo xamante ni ku am ay ambition la ku maîtriser liggéeyam la sur le côté professionnalisme ñëw Sénégal dugg ci média bi wax li nga xamante ni moom mooy sa soxla ak sa bëgg-bëgg autorité yi nekk ci réew mi xam gis la fexe nu ñu la contacter nga jariñ sa réew moo ëpp sens ngay dem toujours bitim réew di fa liggéey te du ñu gis njariñ boobu loolu moo taxoon mu tey ma fexe ñu gisante ku mel ni journal en ligne len.net waxtaan ak ñoom pour ñu fexe nu ñu jokkoowee ndax ñoom puisque seen limite dafa dépasser frontières yépp ñu ngi partout dans le monde donc moo taxoon ma ni woon nañu fexe ba am seeni contact fexe nu ñu leen gisee dénoncer li nga xamante ni moom mooy suñuy soxla di suñu ambition di suñu bëgg-bëgg ci suñu réew nit la koo xamante ni nag yàlla daf ko may benn xam-xam boo xamante ni ci domaine am du lu may toog fii di ko wax mais su ma sañoon ñu am ku ñu épaulé ba mu jëf ko Sénégal gépp teg ci seen bët ndax li muy def daf koy def ak amour te liggéey yëpp bi ci ëpp solo mooy bi nga xamante ni da nga koo bëgg ba pare di ko def muy koo xamante ni nag ku baax la yàlla boole ma ak moom démb tey soo ko ñëw maanaam am na loo xam ne bu ma ko waxee rek day doon confirmer ndax sama diggante ak moom li ñu naan dugub la ak gerte ci jëluñu ñu rek def ci cin li ca tool ya la ñu bokkee. loolu boo gisee ma wax ko nag dafa sincérité moo nekk ci sama diggante man ak moom kenn ku nekk di dund sa borom ngir jëmmi yàlla suñu borom ak ab ànd bu rafet ba tey dara ñaawul muy as gor di ku bëgg lu baax di ku bañ lu bon te bëggul fenn ñu reetaan ma wala ñu xeeb ma lu mu am bokk naka ak man donc nag man kon duma def lu dul fépp fu mu nekk bu yendoo ci naaj bi maa ngi moom bu nekkee ci kër gi maa ngi moom ndax àdduna noonu la wéet gore wéetaliku gore loolu moom moo ma booleeg moom ma ni ko nag pourquoi pas li ngay jariñee àll bi nga ñibbisi si sa réew jariñ ko sa waa réew ndax nit la koo xamante ni am na talent ci liggéeyam te bu autorité yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal buñ ko gisoon ba jox ko fi ñaari localité yoo xamante ni moo leen fi gën a sonal ci diir bu gàtt mu won leen preuve bu tax lu ñu jàppoon ñu bàyyi ko dem jëli seen i doomu réew yi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew que ce soit ñu nekk aux États-Unis wala Italie mbaa France moo ëpp sens ñuy jël ay nasaraan yoo xamante ni bu ñu fi ñëwee li ñu fi jëlee yépp duñ ko fi bàyyi dañ koy delloo ci seen pays ñun ñi nga xamante ni nag fii la ñu juddoo yaroo fi màggee fi te lu ñu am suñu sag mooy ñu def ko fii ba képp kuy suñu nawle wala suñu dëkkandoo nga gis ko yaakaar naa ne ci ñun lañu waroon a gën a njëkkee que ñuy dem ci àll bi loolu moo taxoon ma ni naa ci dugal sama kàddu. Buongiorno a tutti. Dopo tutto questo intervista che ho fatto devo ringraziare tutti i miei amici lavoratori, tutti i miei amici italiani che faccio una bellissima vita con loro e devo ringraziare anche i miei dottori di lavoro che è quello che mi ha segnato tanto. Il primo sarà Daniele Poli, c'era suo fratello Andrea, poi c'è la sua sorella Elisabetti e poi c'è il personaggio proprio il capo dei capi che sarebbe Alfiero Ippoli, che questo veramente è una persona molto bravo e che ha fatto tutto per i suoi figli e per noi. Io ho stato 17 anni con questa azienda e non sono mai cambiato, è solo il primo ditta che ho lavorato
e penso che sarà l'ultima ditta che lavoro nella mia vita mia. Che ringrazio di tutto quelli che hanno messo dentro di me, i geometri, operai e tutto il resto. Che ringrazio a tutti e ci vediamo presto. di leen ñaanal jàmm képp koo xamante ni mu ngi xool lii di leen ñaanal wér di ñaan li nga xamante ni dal na ci àdduna bi suñu borom jeexal ko ba kenn ku nekk delluwaat ci sa activité yi di ñaan suñu borom mi nga xamante ni moom la dara teewul bépp julit bu seetaan lii mu defal nu ñaan te xam ni ñun lii ñu bëgg njariñu Sénégal la te yaakaar naa ni bu jàppandee yaakaar naa ne fu yàqu woon rek mën naa defaru wassalaamu aleykum wa rahmatullah